Dany Bougane Gueye Dany bi fi mbënd mi amee Ousmane Sonko dafa dem ci dafa dem ci mbënd bi après moom mu jël affaire bi naan bu leen ko politiser mais tey xool leen danger xam ngeen lële sax mbënd la woon au moins mën nañ ne inondation la woon Ousmane Sonko dem fa mais xool leen bi Bougane Gueye Dany moom bi doon wax Ousmane Sonko na bàyyi métti su doomu aadama yi muy politiser mais xool leen moom li muy politiser tey xool leen tey moom li muy politiser benn soldat boo xam ne dafa nekkoon ci mission bàyyi mission am ndax benn nit ñu dàq ko nga jël ko ñaata nit yow nga dàq sa biir entreprise boo xam ni yow sa biir entreprise ñaata nit nga fa dàq tey ndax ñooñu laajal nañ leen kër te tey yaa fi waxoon yow Bougane Gueye Dany yow yaa fi waxoon Ousmane Sonko day politiser wu naqaru doomu aadama yi nekk ci ndox mi mais tey boo xoolee tey VAR bi jàpp na la Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko biñ koy dàq ci liggéeyam pourtant corruption bi mu doon xeex li mu doon xeex noonu Sénégalais yëpp ñoo ko bokk tey dàq nañ ko biñ ko dàqee ba tey fii tey bureau bi mu yor sax di liggéey am na ay nit ñoo xam ne duñ dem cabinet di ko yóbbul ay dossier te pourtant même buñ ko laajalul ñooñu mënoon nañoo dem cabinet Ousmane Sonko di fa yóbbu seeni dossier mu koy plaidé ndax am lu mu def ci poosam yow policier boo xam ni tey dafa représenté juif bi représenté chrétien bi représenté musulman bi représenté athée bi représenté murid bi représenté tijaan bi léegi moom mu sol tenue boo xam ni ñi ma lay limal ñi ñëpp ñoo ko boole jox ko muy état pas nation état léegi tey yow nga mën a am problème ak ki sant Mbàkke wala ki sant si moom mu toog mu ne non kii sama sëriñ la du ma dem ci moom par exemple bi gën a terre à terre beneen bi gën a terre à terre mooy imaginer leen tey Serigne Modou Kara yoroon fetal Macky Sall ànd ak le même policier mu nekk garde corps am Kara déclenché coup policier bi nu yor fetal war a garder Macky Sall wala mu war a garder Idrissa Seck wala Ousmane Sonko wala kenn mu doon président day bàyyi mu dóor il faut que nit ñi def différence boobu nga xam ni moo am entre li ñu bokk te mënuñu ko séddoo ñu koy waxtaanee Bougane Gueye Dany policier bi mu recruté tegu ko fenn fudul affaire politique ak fanatisme mouridisme beneen bi ci topp mooy que ni bu ñu xoolee kaawu Bougane Gueye Dany ci li mu defal policier bi mais xanaa da ngeen a fàtte bi fi mbënd bi amee bi Ousmane Sonko demee ba moom mu ne non Ousmane Sonko day politiser loolu moom tey lii mu def nii lan la ci jublu policier bi moo nekkul ci yoon dañ ko war a dàq mais bu dàq passé ba nga xam dañ ko war a dàq man en tout cas man d'accord ma ñu dàq ko mais bu dee yoon rek la dañ ko war a dàq man dama d'accord ñu mayaat ko 1000 chances encore une fois comme que mayoon nañ ko nag moom mu rejeté ko moom policier bi ci moom mu rejeté ko mais li gënoon a noble mooy que ni li gënoon a noble mooy man dàq bi ànduma ci mais ci yoon dañu war a dàq policier bi te yoon loolu lañ def parce que li tax ànduma ci mooy que ni dama bëggoon ñu yërëm ko wax leneen ak leneen ba mu toog ci pouvoir bi comprendre ba mu toog continuer xam nga lu ma la wax mais yoon dafa dàq policier bi mais man li tax ànduma ci mooy que ni en tant que père de famille comme ni ñuy waxee Sénégal ni ñu ko tabaxee en tant que père de famille nañ ko yërëm nañ ko jéggal mu ñëwaat leneen ak leneen foofu laay waxee mais dañ ko war a dàq malgré nag ànduma ci dàq bi mais dañ ko war a dàq muy beneen bi ci topp mooy boo xoolee lu tax ma wax la ni ànduma ci dàq bi mooy que dama gis ay supérieur am di def loolu te dàquñu leen mais nag loi buñ koy teg ci kenn ku nekk daa am ku muy commencé moom ci moom la commencé te man j'aurais préféré ñu commencé ko ci kenn koo xam ne moo ko supérieur xam comprendre ngeen lu ma leen bëgg a wax dàq lañ ko war a def moom policier bi moom lañ ko war a def mais man en personne ànduma ci xam comprendre ngeen fi li ma leen bëgg a wax léegi bu loolu yëpp jàllee lan mooy différence wu léegi li nga xam ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp
muy nation bi ak différence li nga xam ni moom mooy li nga xam ni mooy ay tarixaat ak loolu yëpp te loolu yëpp Sénégal moo leen jiital. noonu la amee aussi ci parti politique gu Pastef li ma leen di wax nii dafa am ñoo xam ni fi léegi yaa ngi naan Ousmane Sonko moo fi gën yaa ngi ci biir Pastef fi léegi yaa ngi gis sa opinion di wuute ak opinion Ousmane Sonko bokkatoo Pastef wala bokkatoo ci patriote yi bokkatoo si ñuy xeexal Sénégal mais lan moo tax Pastef jotagoo leen pouvoir bi commencé nii bu ngeen jotee pouvoir bi yéenay raw Macky Sall parce que tey ki ñu mën a jaamu discours am ak parcours am Ousmane Sonko la. ki ñu mën a jaamu discours am ak parcours am ba tax nit ñi wóolu ko di ci joxe seen alal di ci joxe seen xaalis buñ ko xoolee buñ dee 100 personnes biir Pastef kenn moo tax ñu ko ciy def muy Ousmane Sonko. donc respecté leen doomu aadama yi nga xam ni bu ngeen laay fee ñu partagé ko bu Ousmane Sonko wootee ñu dem bu ngeen lu ngeen def ñu aimé ko mais ñooñu mën ngeen a bañ a bokk ak ñoom xalaat comme man suma xalaat ci police bi aussi bokkoo leen ko ak man. te teewul am na loo xam ne ñoo ko bokk ñun ñëpp lañu bëgg benn changement il faut ngeen def différence boobu aussi léegi boo gisee ma ne leen dafa Sénégal dafa bëri ay hypocrite li tax moo xam mooy que ni police bi lan moo tax tey tarixa bi nga xam ne moom dafa wax ni fa la bokk muy mouridisme même bu dee dañ koy laajal dañ koy cotiser dañ koy defal lépp lan moo taxoon ñoom ñu ne woon dañuy woote benn manifestation boo xam ni dañuy ñaan ñëpp ñu génn massivement pour ñu delluwaat policier bi ci ay fonction am moo gënoon a nekk manifestation boobu moo gënoon yanu maanaa que ni dañ koy dajaleel xaalis parce que bu ñu defoon manifestation ñu ne noonu ñu ngi koy jéggalul ba pare ku mel ni Serigne Modou Kara bu génnee ne non maa ngi koy jéggalul suma taalibe la def na erreur def na nii ak lii ak lii te maa ngi ñaan comme ni mu ko defee ci fan yi passé nii biñ ci problème yi amoon nii comprendre nga léegi policier bi aussi def publiquement baalu moom aussi publiquement nit ñi tamit génn def manifestation bu boobaa dañ naan non na état reculé parce que tey murid yi mer nañ murid yi génn nañ jàppale nañ seen mbokku taalibe manifester nañ bu boobaa bu waa ji ñëwaatee ci police bi dinañ ne carrément gars yi wane nañ seen doole. mais tey fi ngeen wanee seen doole da ngeen wane seen doole que ni seen tarixa moo leen gënal Sénégal non Chérif Ndiaye boo gisee ma ne la pourquoi manifestation te parce que tey dañ ne woon comme que waa ji dañ ko rajjee te ñu bëri ànduñu si dañu jàpp ni affaire wu dafa def lu mu warul def wala dara mais policier bi li mu def dañ ko war a dàq xam nga dañ ko war a dàq te man ànduma ñuy dàqu ci parce que en tant que humain laay wax fi may waxee mooy en tant que père de famille moo tax ma ne man ànduma ci léegi li gënoon a rafet foofu mooy pourquoi pas mënuñu woon toog ñu ne léegi dañuy dajale benn jour dañoo bëgg a def marche dem ba ci commissariat bi wax ñaanal ko intervention wala dara bu ko defee sëriñam bi nga xam ne moom la yaakaar aussi mu gën a def sortie ne carrément sama taalibe mu ngi jéggalu mu ngi def nii ak nii tëni du ngeen ko gisati mu sol tëni def nii en même temps gars yi def manifestation léegi bu pouvoir bi di cédé pour delloowaat ko encore une fois ci police bi ñu delloo ko ci police bi bu ñuy bañ aussi ñu bañ mais tey bu ñu bëggee dajaleel ko ay millions ku mel ni Bougane Gueye keneen ak keneen ñëw dugg ci xam nga ñëw jëlee affaire bi bëgg ko politiser mais dañuy wax dëgg kon bu ñu waxee dëgg li fi nekk Sénégal jaruñu koy jéem a changer parce que gars yi seen tarixa yi ak seen sëriñ ñoo leen gënal réew mi seen tarixa yi ak seen sëriñ ñoo leen gënal réew mi parce que man su ma amee problème police laay jubali damay porter ji plainte léegi man su ma demee ki ma war a porter plainte fekk moom en même temps moment bi may waree porter plainte sëriñam laa war a porter plainte sama plainte du dugg te loolu du yoon loolu du yoon policier bi fi mu ko teg du yoon policier bi nekkul ci dëgg ñi koy jàppale aussi nekkuñu ci dëgg dañuy waxante dëgg aussi même ñu koy jàppale nekkuñu ci dëgg li ñu waroon def moo nekk kat da nga juum
da nga juum kaa ñu jiital la na la yoonu murit bi yëpp jiital nga baalu ji xëy na bu boobaa ñu rus diw wala ñu rus kii wa kii mais non il faut que ñu wane seen bopp ci beneen façon léegi loolu moo tax bu ay vote amee loolu moo tax bu vote amee ñuy voteel diw ndaxte ñoo bokk sëriñ dañuy voteel diw parce que sama mbokk taalibe la du ñu voteel ki nga xam ni dafa indi programme bu leer wala ki nga xam ni dafa indi benn plan de développement pour Sénégal mais dañuy voté ndax tariixa lii rek affaire policier bi rek wane na ko te léegi nag ñi nekk ci tariixa yi bu ñuy jóg di wax ak ñoom nga dee gaay ne non non bu leen laal mais policier bi sëriñam ci boppam moo ko waroon jiital ne ko demal ni nga ma raamale ko noonu tey institution bi nga bokk ñu jéggal la murid yëpp def mobilisation aussi daan ne carrément ñu ngi jéggalul suñu mbokku taalibe bi mais non il préfère naan dañuy joxe xaalis fii dañuy def ni léegi nag kon wane ngeen ni carrément que ni république bi moom sëriñ see leen ko gënal développement du mën a am développement du mën a am bu dee nii la ñuy continuer dañuy waxante dëgg aussi gars yi man daal encore une fois foofu lay ñëwaat leeralaat leen ko encore une fois mooy yéen ñi nekk Pastef keroog ci live bi li ngeen ci def Abdou Karim Gueye tegoo leen ko ci dëgg tegoo leen ko ci yoon Abdou Karim Gueye si ku ko xam ni fu Ousmane Sonko jële ay doom mu pikiiroo fa fu Ousmane Sonko jële ay doom Abdou Karim Gueye dafay pikiiroo nañ waxante dëgg mais bu nee Sénégal dafa manqué leader nit ñi naan ko non kon Ousmane Sonko mooy lan mais moment boobu fi muy waxee mooy que ni dañu manqué koo xam ne tey benn combat daf koy mëne jeunesse bi yëpp topp ko parce que jàpp na ni Macky Sall ay carte du ko fi jëlee Macky Sall ay carte du ko fi jëlee moom comme que loolu la jàpp mais yow bu dee suma mbokk patriote nga wala suma mbokk nga boo xam ne tey ñoo bokk gëm ni Ousmane Sonko la ñu war a jox pouvoir bi incha allah si yàlla àndee 2024 mais nee ko non mbër da ngaa jum de sa waay wax dëgg yàlla mu ngi génn mu ne la non façon bi muy génnee du noonu man nii laa gis su ma sañoon niiw ak nii lay génnee. comprendre nga ne ko non fi mu waroon génne fii génn fa mu ne non génn na manifestation nga ne ko non manifestation bi mu génnoon aar la ñu bokk moo ko organisé parce que problème mu Guy Marius Sagna la woon wala manifestation bi mu génn man lañ ci jàppoon wala lii ak lii moo ci xewoon comprendre nga mu ne la non dafa am ay jours yoo xam ni c'est des jours clés si un homme politique. mu ne la mooy lan mu ngi mel ni jour bi ñuy voté loi bi mu nekkoon loi 69-29 bi ça me rappelle jour bi Cheikh Bamba Dièye ñëwee takk boppam ci grille palais bi de dénoncer li Ablaye Wade naroon def donc moment yooyu c'est des moments clés pour un leader c'est des moments clés tey moment yooyu tey buñ ko tourné amaat ko moom dafa ne président Ousmane Sonko war na mën a taxaw ne ëpp gars yi topp ko mais pas ay mu ñëw ay manifestation yoo xam ni c'est pas autorisé wala kaa leen ñu taal dëkk bi non pas loolu pas du tout mais nit ñi dañu jàpp que ni menn moom moo fi sës jeunesse bi dañu am ci moom yaakaar mais yéen ñi nekk biir Pastef yéen soi-disant yéen ñi ngeen wax yéen a nekk Pastef représenté ko lu nit wax bu ngeen ci bokkul xalaat rek da ngeen di génn defal ko live saaga wala ngeen koy jéem a sous-estimer mais nañ wax ne dëgg aussi Abdou Karim Gueye def na lu bëri ci élection yi passé nii mérité wul loolu mérité wul kenn ku nekk génn di def live naan non dafa bëgg a tayle Ousmane Sonko non dafa ko bëgg a sacrifier ngeen teg ko fan. d'accord naa nga ne ko non Abdou Karim Gueye façon bii ngeen bëgg mu génne ànduma ci gaynde gi heure bu waree génn dina génn dañ koy wutal yoon dañ koy wutal jour day am app comprendre nga mais yéen ñi nekk sur le terrain li tax génnoo leen lan moo tax defoo leen lii non mais loolu c'est pas du sax yoon
Abdou Karim Gueye mu ngi rey boppam à tout moment te li muy dajuma ko man yéen ñi ko doon tontu aussi dajoo leen ko. donc bu ngeen ay nit bu ñu bokkee benn nit bu ñu gëm du ma ne gëm sax benn nit bu ñu bëgg pour élire ko incha allah 2024 am na yenn débat yoo xam ni warul ngeen yi tàncante beneen bi mooy que ni Pastef du yéen kase ñi leen jox seen xaalis te mënuñu taal seen écran wax xamoo leen nu mu toll peut-être ñoom ñi leen di jox xaalis façon bi ngeen di waxee sax da leen di déranger yéen mais dañ koy def ndax jëmm Ousmane Sonko kon donc am na loo xam di leen ko sóoraale encore une fois di leen ko sóoraale parce que live bi grand Ousmane Tounkara moo ko def invité Issa Diène dugg mayul sax Abdou Karim Gueye mu wax ñu pare Laye Pythagore dugg Abdou Karim Gueye génn ñu ne ñu yaakaar ne fa la affaire bi di yem ñu xëy la lendemain Laye Pythagore defal ko live Abdou Karim Gueye tey aussi la même chose mais day toll benn moment nag yéen ñëpp bu ngeen bokkee leen lu ngeen bëgg waroo leen a laay valante waroo leen di wax kii di wax waroo leen a wax kii di wax comprends nga kon tey loolu kan moo naan le débat ça s'est bien passé le débat ça s'est bien passé et après ngeen ñu koy laayfal pour lan dem leen ngeen déglu live bi dem leen ngeen dégluwaat live yi bu baax du yoon dëkk bi gis nga ay nit bu ñu bokkee fu ñu jëm mën nañu bañ a ànd façon bi ñuy doxee mais kenn ku nekk boo sañoon yaay njëkk a egg mais nag Macky Sall bu ngeen continuer nii Macky Sall il va réussir son coup avant 2024 Macky Sall va réussir son coup réussir na ko ci kilifa diine yi réussir na ko ci justice bi réseaux sociaux yi moo ko dese mais bu ñu commencé di division di am ñii ñooy ay activistes ñii duñu ay activistes ñii ñooy ay liveurs ñii duñu ay liveurs ñii waruñu sacrifier kii ñii waruñu wax li mais non il faut arrêter ñooñu ñëpp bu ñu sañoon Ousmane Sonko falu incha allah ci kàttanu yàlla kon xalaat leen bu baax quoi am na benn division boo xam ne bu amee rek Macky Sall day am atu. bu ñuy naan nañ wàcc sur le terrain dama naan la carrément wàcc jotagul wala bu ñu waree wàcc nii lañ war a wàcc wala man nii laa xalaat ñu wàcc wala nii laa war a def non mais bu leen ko saraxee nii rek ngeen di def yéen parti bi du parti activisme fii lu ngeen am activiste yee leen ko may sama gars yi déggal kii mu ne Karim est très maladroit sur ses dernières sorties jàmbaar c'est que da ngeen di jaawale ki nga xam ni benn militant la buy live di wax li nga xam ni moom la sentir moom la neex moom la bëgg yéen tamit ngeen dégg ko ak ki nga xam dafa gis moom dafay indi yeneen idée pour ñu doxalee noonu il faut ngeen xam il faut ngeen xam différence boobu Karim bu Ousmane Sonko ñëwee toog incha allah mu continuer doon activiste booy yi fa nekkoon ci live bi yëpp bu loolu paasee aussi bu waa ji toogee ñu yërnu ko ne ko foo ñuy teg wala loo ñuy jox wala lu ñuy teg suñu loxo wala foo ñuy yóbbu bokkul kon man ki ma gën a gëm mooy ki nga xam ne Sénégal moo tax muy wax ki nga xam ne Sénégal moo tax muy wax kooku laa gën a mën a gëm que ni ki nga xam day laayfal propre partem parce que tamit jàng yi neex na rek nga daanu dafa yomb te ñu bëri loolu lañ bëgg a dégg comme li am ci seen daayira yi rek boo nee seen sëriñ nii ñu fettasu boo nee noo sëriñ bi nii ñu ne noo kii dafa xamadi loolu ngeen bëgg a jàppe Pastef jàmbaar Pape Bodian sa waay jaawalewul parti politique ak activisme jaawalewul leen dafa indi idéem dafa ne moom bu sañoon gars yi dañuy wàcc sur le terrain si mi seen kos yi wàcc sur le terrain parce que Macky Sall li ko fiy jëlee nekkul ay carte léegi moment boobu débat bi fi mu waroon nekk mooy que ni nan nga xalaat ni la ñu war a wàcc sur le terrain ban moment la ñu war a def nii ban moment la ñu war a def lële loolu moo doon affaire bi mais non bu leen jaawale parti bi ak parti politique bu leen ko saraxe non
affaire bi nañ construire kenn ku nekk boo nee nañ wàcc ñu ne noonu nan la ñuy wàcce ki ne noonu nañ def nii nañ def na le nañ def na le loolu mooy yoonu débat bi loolu mooy yoonu débat bi kenn ku nekk indi sa point de vue boo xam ne tey jàpp nga ni boo ko indee Ousmane Sonko dina nekk président incha allah 2024 kenn ku nekk nañ la ko nangul nga indi ko ñu wax ko boo buñ ci d'accord ñu ne ko noonu nii lay demee buñ ci d'accord ñu ne nii lay demee mais pas pour autant affaire bi demee noonu après le lendemain kenn ku nekk génn def live naan ko noonu da nga bëggoon saraxe kii loolu duñ ko nangu parti bi du pour loolu non mais arrêtez lu dee jàmbaar Abdou Karim Gueye benn mouvement la yor donte na fa benn personne nekk ak moom mouvement la bu am titre bu am ay këyit boo xam ne moom lay xeexee ñun ñi fi nekk ñëpp di ko wax amuñu ko c'est pas administratif mouvement yi ñu nekk il faut ngeen nangu loolu aussi il faut ngeen nangu loolu mais yéen li ngeen bëgg a dégg rek ngeen bëgg a dégg quoi maa ngi jégalu sama gars yi dafa xaw a guddi mais kon sinon dama doon ubbi ligne bi sax xam nga ñu waxtaane ko parce que li ma gis ci commentaire fii ñu koy wax yëpp xam nga li doon yoon mooy ñu ubbi ligne bi ñu waxtaane ko mais en tout cas une fois ñoom ñi fi nekk ci réseaux sociaux yëpp ñoom la Pastef njëkk a dàq parce que dafa leen carrément nangu leen reconnaître seen communication bi ñu mujj a génnee reconnaître ñu ñi nekk ci réseaux sociaux yi te pourtant tey li ñu am ñoo leen ko may maa ngi leen sant di leen gërëm gars yi di leen wax ni fii lay dagg live bi dinaa si ñëwaat ñu gën ko yaatal Dia Doudou maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf